ci gën a fës tey la bésu Xaadimu Rasul Cheikh Ahmadou Bamba ay millions yi doomu aadama daje ca Touba ngir màggal demuk géej gu Xaadimu Rasul foofa ca Touba sax coupure courant am ci yenn gox yu si mel ni Daaru Xuddoos daañu ànd en direct kenn ci suñu ndaw ca Touba di Daouda Diouf léegi leex na élection locale yi dàq nañ ko njiitu réew mi moo jël dogal boobu démb ca conseil des ministres tax ba ñu yokk mandat maire yi ak président conseil départemental yi kër Groplan gi di Air Sénégal fas yéene naaw léegi ba Amérique ay avion am daañu tàmbale daw diggante Dakar ak Washington déwén di atum 2020 ministre du tourisme ak transport aérien moo ko xam ne ca Fatick bitim réew Guinée Bissau fukki nit ak ñaar ñoo nar a jongante ci élection présidentielle yi am ci weer novembre bi ñu dëkkmal Cour suprême ba daal di siiwal démb liste candidat yi daañu ci xibaaru tàggat yaram jeexle ak chronique bi di njàngatu Abdoulaye Ndiaye mu jagleel ko tey taarixu màggalu Touba mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nestilu nañ ci ay faram-fàcce. El Hadj Ndiogou Diène Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu leen di nuyu di rafetlu seen bu baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru suba gi dañ koy door ak xew-xew bi tey jii ci Sénégal di màggalu Touba ren nag di téeméer ak ñaar fukk ak juróomeelu yoon bi ñu koy amal xew-xew bi di mandargaal demu géej gu Cheikh Ahmadou Bamba foofa nag ca Touba taalibe yi fees nañ fa dell ay millions ngi doomu aadama fu nekk ñuy jóge fa dañuy dem foofule ca Touba fekk fa kenn ci suñu ndaw Daouda Diouf Daouda ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Ndiogou Diène. naka ngeen yeewu foofu ca Touba. est-ce que naraw nañ ba yeewu sax. waaw dëgg la El Hadj fukki waxtu ak benn li ñaan tubaab na ñaan 11h. guddi jamono yi sànq daal la courant bi ñëw fi nga xamante ne mooy Daaru Xudoos. maanaam tolloog juróom-ñetti waxtu yoo xamante ne courant bi coupé na fii ci Touba ci Daaru Xudoos Daaru Xudoos nag ñi nga xamul Touba boo ko doxee ak jumaa ji sax sorowul loolu mooy wane jafe-jafe yu tar yi nga xamante ne nii dinañ ko jamono joo xamante ne dafa fekk yooyu bari ak tàngoor wu métti woo xamante ne xalaatal ni Touba lu tolloog juróom-ñaar téeméeri junni doomu aadama ñoom ñoo fi yeewoo bu ñu fi jokkee ñeent ba juróom million doomu aadama xam nga xataay googu noonu boole ci nag ñàkk ndox mu tar moo xamante ne moom lañu fi nekkee Alaaji Njóogu dem ba ci guddi comme mënuñu woon nan ñu noo xam ci biir kër gi toog ngeen ñi di la romb ay paana ki ay siwo ki ay bool ak lu nu mel lépp ñu gàddu kon di wër ci biir kër yi di xool ndax danañu am li nga xamante ne mooy doomu ndox moom te nag bu courant coupé xam nga am na kër yu bëri compresseur la ñu am maanaam machine boo xam ne ci ndox mi bu courant coupé nag compresseur boobu la amati ñoom nag dund nañ ñàkk ndox mu tar bi nga xamante ne daal ñii danay ay weer ñu koy dund nag mu gën a métti nag bi nga xamante ne moom mooy màggal gi ndax ku ne màggal ñi fees ci kër yi ku ne màggal ñi am ay bëgg-bëgg yoo xam ne dañ ko faral def te ndox moom moo koy nii te ku ne màggal ne set donc jafe-jafe yooyu daal dund nañ ko leneen li àllaa ji mooy li nga xamante ne mooy mbirum woote ak wuyu maanaam liñ naan appel téléphone yi daal moom réseau bi daal moom lu toll ni réseau orange moom amoon nañ ay jafe-jafe yoo xamante ne pour nga woo nit ki jot ko wala nit ki war a jot la da doon loo xamante ne daal méttoon na ba waag léegi bi ñëwee fii ci màggal ga laaj yow léegi màggal gi xam leen ne tey la xew-xew bi léegi naka lay demee liñ ci mën a jàpp waaw xam nga nag ku ne màggal ni ko borom màggal gi woote woon di Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké maanaam na nga berndeel ci Touba Alaaji Njóogu waa di moo xam kenn sataanoos maanaam daal moom lekk gi moom danaan gàññi ci biir kër yi ñi nga xamante ne sax Alaaji Njóogu bu ñu xëyee bu ñu am sax lu ñu ndekkee wala lu ñu reeree fii ci Touba ñoom jaral na leen ñu dem dajeel lu ñu mën di am jënd ak nag wala jënd ak xar rey ko berndeel ñi nga xamante ne mooy gan yi nag fépp la ñuy jógee loolu mooy wan ne nag kër gu nekk danañu lekk ndax loolu borom bés bi nga xamante ne mooy Ahmadou Bamba Mbacké bëgg woon noonu la ko woote woon te ñoom tamit noonu lañ ko fas yéene doxale ci biir dëkk bi man daal fi daal boo fi jaayee restaurant ak lu nu mel ba matul daal moom da nga perte wala nga xaar ba màgg waaw da nga lambale waaw daaw de jërëjëf waaw Alaaji Njóogu bu nag am na conférence des petits kër mag moom maanaam surtout Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké yi xam nga ñoom ñoo fi des ak yeneen surtout kilifa diine nga xamante ñoo xam ne ñoo jógee Tivaouane Ndiassane Medina Baye Layène ak fépp ci biir tarixa yi nekk ci biir réew mi danañ ko amal tey lañ koy amal ci fi nga xamante mooy résidence Xaadimu Rasuul ñu fas yéene ñi nga xamante ne nag amuñu chance di ko daje di ko fekkee dañ ko déglu tamit fi nga xamante ne mooy RFM ëllëg nag incha allah Alaaji Njóogu ci la cérémonie officielle bi maanaam ci la intérieur ci teewal nguur gi ci la ñëw nag def ab discours daje ak sëriñ bi ak tamit porte parole sëriñ bi loolu daal la ñu ko fi nga xamante ne moom mooy màggal gi tey fii ci Touba Mbacké Alaaji Njóogu Diène Daouda xanaa ànd ak yow ci kanam tuuti wax la rek xanaa comme yaa ngi wax bendeel moytu rek lii di tufe yeeg misu yi nga def ci ndànk rek
jërëjëf El Hadj Ndiogou. jërëjëf Daouda Diouf di kenn ci suñu ndaw foofu ca Touba nekkoon en direct wax ñu kon lépp loo xam ne soxal na bésu tey bii di màggalu Touba ñu ngi nar ànd ak moom ak équipe bu RFM yëpp tey jii ci suba geeg bëccëg gi ak guddi gi ngeen nag ba dara bañ leen ump ci màggal googu ca Touba nag ngir dem fa taalibe yi nag nu ne la ñuy demee moo xam sareet la woto wala camion njëmbat lu métti métti nee nañ jaral na leen ko ñu teew foofu ca Touba reportage Koumba Sandiane Faye. Bay Laxaat ñu dajeek moom ci yoonu Daaru Xuddus ak ay saak benn bi mu lonkoo ko ba ca des mu téye ko ca loxo bi day soog a egsi ni ci dëkk bu sell bi jóge Ndakaaru. ñu sant yàlla man maa ngi jóge Dakar maa ngi nii doog a si ci dëkk bi na war laa fa jóge ci suba. yoon wi taxu ko woon métti lool donte xawoon na xat ci autoroute Ila Touba gi mu aw. amul coono moom amul benn coono. naam nga fa dal. waaw am na fu ma dal suñu kër laa jëm nii janatu fa laa jëm. Mariama ak ay walisam ñu fekk ko ci peggu tali gi ci Daaru Minam mu ànd ak ay raxam ak i doomam. bi suba laa ko jëlee waaye suñu dal lañ jëm ni waa oto la ñuy xaar nag moom xaw naa jafe tuuti wala sareet lu ñu am rek lu ñu yóbbu moo ñu tax a taxaw fii ñu di xaar. njaboot googee jóge ba Kaolack di xaar car Mbàkke Touba minibus taxi mbaa charrette lu mu ci mën a am baax na ngir dem fa muy dal. bu ma amee lu ma yóbbu moom xam naa dal ko waaye daal lu ñu yóbbu moo xaw a jafe. fi mu ne nii rek Touba xat na. mu jafe lool ñu wéyal suñu yoon biir Touba fees dell rawatina fii ci Touba mosquée njaboot gi toll ci juróom-ñaar bu ñenn ñi téye ay saak ña ca des gàddu ay mbuus ñeneen nit Europe ëmb ñu jaaxle lool dafa fekk ne dañu réer fa ñu war a dal la ñu xamatul. fi ñuy dem daal lañ xamul fan lañ war a dem daal. ndax lan ñun dañoo réer kii mooy mag bi xamul fan la ñu war a jëm xaw ma fan laa war a dal instant yi amuñ fu ñu dal. jamono ji dëkk gu sell gi fees dell ak nit gan yi ñëw ñu nemmeeku ci nationalité bu ne jóge fu ne it donte dëkk bi tàng na lool wante nee nañ xalaatuñu benn yoon ñàkk a teew ci bile màggal fii ci Daaru Xuddus Koumba Sandiane Faye rajo Futur Média. Koumba Sandiane Faye dañu des ci màggal gi màggalu ren gi nag di màggal gu njëkk goo xamante ni Cheikh Béthio Thioune njiitu cantaku ni teewu fii gannaaw bi mu génnee àdduna tax nag ba ca makkaanam di Jannatul Maxwa taalibe yi nag yegg nañ bu baax a baax génnuk àdduna Cheikh Béthio Thioune reportage Marema Diop. ambiance bu ne selaw ci biir kër Cheikh Béthio Thioune ëtt wu mag bi nekk ci buntu këram sax fa lañ gën a nemmeeku tuuti xumbute ndax kat ñenn ña ñu nga ca baas ba di defaraat borom nag ya nekk ci seeni nag ñii nag di jaay itam nekk ci seenu xàll gan yi di ñëw ndànk-ndànk waaye seen biir xol mu ngi ne selaw ndax kat Cheikh Béthio Thioune daf leen a dëddu muy màggal gu njëkk. yooyu nañ ko mënut a ñàkk ndax Cheikh bi xoromam ak bëgg nitam ak jataay bu neexam loolu la ko ñëpp di nawee. lu ko soriwul dara ab soxna bu toog moom kase ni cell moom nag boo koy xool na nga naan sax dafa am lu ko naxari mu ñuy wax ni lenn jàpp ko lu dul fàttaliku xumbute gi nga xam ne Cheikh Béthio daan na ko indi buñ ne suba la màggal. bun mësaana ñëw fii jaay si ambiance fii nit ñi coowalooy li yuuxaloo yi ñuy fecc ak a def lu nekk dañuy jaay ba jeexal triste lu na ci ñun trop ndax kenn ku ci nekk yaa ngi ñëw toog sa toogaayu bébé. kër yi nga xamante ni nag moom moo wër kër Cheikh Béthio Thioune heure bii ñu nga daan gis ci seen ay teranga di dugg waaye xale bu jigéen bi ñu fekk ci yenn ci kër yooyu mu ñuy ni dara soppeekuwul ci jëf ji nga xam ne Cheikh bi naan na ko def lenn rek moo leen wéetal mooy jóge gi mu fi jóge. ni ngi koy jooy ba tey ndax wéet ndimbal yi ba tey dafa mel ni mosu fee jóg amul changement. màggal gu njëkk ñu koy amal fii ci jannatu ci ñàkk teewaayu Cheikh Béthio Thioune ñoom nag askan ba fay yeewoo ba léegi ñu ngay wéy di jooy seen sëriñ boobee. RFM. lu wér la ko moom kenn du ko naata. Marema Diop fii ci Touba RFM. Marema Diop police ci liggéey bi muy def foofa ca Touba ci wàllum karange gi gannaaw xëy bi defoon bërki démb defaat nañu beneen bilan démb neneen déggante nag bërki démb ak démb yeneen juróom-ñetti fukki nit ak benn daal leneen teg loxo wàllum yambaaw ak yeneen moo tax ñu daal di leen di jàpp nit ñooñu la mu fekk nag jamono jooju police nag daal di jàpp tam ay nit ay bandi yoo xam te ne dañ doon lëmbe foofu la ci diwaanu Diourbel ki xam te ne moo leen jiite moom nag jamono ji yóbbu nañ ko kaso leeral yeeg Babacar Diouf. ki nu njort ne moom moo jiite bande boobu la nu teg loxo police urbaine bu Njaareem moo ko def moom nag biñ ko defee ba pare jox nañ ko procureur mu jàllale ko ca kaso ba Sadibou Ka fanweeri atam mat sëkk moom lañu jort ne moom moo jiite woon fukki nit ak benn yi nga xamante ni ñoom ñoo doon muur seeni kanam di defi ñaawteef ci dëkk bi nga xamante ni moo di Diourbel bi ci mujj sax mooy butiku Bakary Kunta
ci guddik ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre ci atum 2019 li leen tax nag ñu xàmmee leen moo di vidéo de surveillance bi nga xam ne filmé woon nañ leen ca pharmacie ba nga xam ne fan lañu bëggoon a njëkk a sàcc yeneen fukki nit yi nag fi mu nekk nii xàmmee nañ leen ba fi mu nekk nii police mu ngi leen di wër bu baax a baax ñoom ca seen càcc googu ñu amaloon ca kër Bakary Kunta fexewoon nañ ba fi yokk bu fa lu ëpp $1 million ñu fàttali ne rek bande bi nga xam ne moom moo doon def ñaawteef ci diwaanu Njaareem commencé woon na di tiital askan wi te seen càcc li ci ëppoon ci pharmacie yi lañ ko doon jëme ba taxoon ordre des pharmaciens yëkkati woon kàddu di ñaan ñu gën a renforcer sécurité bi ci li wër seen pharmacie yi. Diourbel RFM Babacar Diouf. ak RFM kumpa jeex na. wéy ci xibaar yi gannaaw bi 8h tegalee fukki minutes wax ci leneen mu jëm ci élection locale yi ñu jàppoon benn fan ci weeru décembre dàq nañ ko loolu nag njiitu réew mi daal na koy jëmmal démb ca conseil des ministres neen nag loolu li muy jur moo di ne mandat bu maire yi ak président conseil départemental yi daal nañ koy yokk beneen projet de loi bu ñu adopté démb tam ci conseil des ministres mu jëm ci wàllum projet de loi bu ñeel wàllum code gazier di maanaam sax yi tënk wàllum gaz fii ci réew mi muy nag loo xamante ne ngi moo xibaar la di nag nguurug Sénégal guddi génne dina daal delloo kii di Karim Wade lépp luy àq ak yelleefam naka noonu tam daan indi ay coppite ci CREI yi di cours de répression enrichissement illicite na muy doxee loolu nag ñu daal di koy wax ci kanamu kuréel gi seet wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ci Nations Unies Sénégal doon fa jaar di loo xamante ne nag kuréel yi seetu àq ak yelleefu doomu aadama fii ci réew mi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax li ñuy xaar rek mooy nguur gi daal di jëmmal loolu nga xamante ne diggal na ko Mamadou Makhba. comité bi ëmb mbootaayu xeet yi di sàmm ak yelleefu doomu aadama di ñaax état bu Sénégal mu fexe ba Karim Wade jotaat akam Babacar Ba di njiital forum du justiciable jàpp ne dafa war a am suivi. lu ñuy demandé rek mooy état du Sénégal na fexe mu am suivi moom aussi observation yi nga xam ni experts yi def nañ ko foofu devant le comité que moom bu ñibbisee mu mun a jëfe li nga xam te moom mooy recommandation yi parce que ñun également c'est vrai que nous sommes benn pays boo xam ni on est tout à fait souverain mais di ñaax également état du Sénégal mu mun a jël en compte recommandation yi nga xam te les experts des Nations Unies defal nañ ko ko. ñoom ñi yàgg di critiquer CREI yi jàpp ni décision bi ndam lu rëy la ci ñoom. du ñu def leen lu dul di ko apprécier parce que comme ni ma la ko waxee à l'époque dañu yàgg a génn di ŋàññi li nga xam te moom mooy CREI donc bu ñu toogee ba dégg gis que ni les experts des Nations Unies def nañu recommandation yi di ŋàññi CREI ñun. c'est comme déjà ñun ñoo am sax victoire ñun parce que li experts yi di wax fekk na ñun ñu wax ko fi Sénégal. tey jii bu Sénégal jëfe woon ndigal loolu Karim Wade amul benn koppar bu ko état bu Sénégal di toppee bu ñu sukkandikoo ci Alassane Seck di secrétaire exécutif bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme. dès lors que état bi nangu na ne def na erreur ndax procès ba jaarul yoon xaalis amatu fa léegi ndax condamnation boobu dul baax donc xaalis dootu fa amati donc loolu donc day nekk loo xam ni day nekk sans objet comme que procès bi baaxul rek. lu mu fa mën a génne ci verdict rek verdict ba baaxul. joxaat Karim Wade akam mel ni li topp ci juboo bi dox lu yàggul dara ci diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall. Mamadou Oumar Ba këruk roplaan gi di Air Sénégal moom nag li mu bëgg mooy lu ko dalee 2020 di déwén seeni avion di naaw diggante Sénégal ak Amérique loolu nag ngir yombal suñu mbokk ya fa nekk dem beek dikk bi diggante ñaar réew yi waaye tamit ngir jaay Sénégal ca bitim réew loolu nag ministre du tourisme moo ko xam ne ci ndaje bu ñu doon amal ca Fatick mu àndoon ci ak naataangoom bi ñu dénk wàllum culture Aminata Goudiaby. destination touristique bu Sénégal nguur gi dafa taxaw temm ngir gën ko yokk doole moo tax nag ñu ni ci weeru janvier atu 2020 Air Sénégal SA dina ubbi benn ligne Dakar Washington boo xam ne day jàppale africain yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca États-Unis ñu gën di ñëw di visiter Sénégal te duñu am benn jafe-jafe. Alioune Sarr. fii ak ay weer yi di ñëw Air Sénégal dina ubbi Dakar Washington mu nekk loo xam ne day xettali sunu mbokk yi nga xam ne ñu nekk Amérique am yéene visiter seen cosaan ak seen aada avion bu bees bi nga xam ne mooy A330 Neo bu bees bi ñu war a dalal le 5 novembre incha allah président Macky Sall da ko tuddee Sine Saloum kon loolu aussi li muy wone mooy promotion Sine Saloum. ñu ne itam site touristique yi nga xam ne ñoom ñoo féete biir réew mi dañu bëgg ñu gën a jege Ndakaaru moo tax nag ñu ni jël nañ ci tam ay matuwaay yu mat sëkk. am na héliport bi ñu fi tabax maanaam bërëb boo xam ne ay hélicoptère nañ fi mën a dal héliport boobu li ñu ci jublu mooy nit war a bañ a jóge
jógee Dakar def lu mat juróom-benn waxtu mbaa juróom-ñaari waxtu pour ñëw fii Toubacouta pour visiter dem boo ko deful ndànk su ko defee benn yoon ñaari yoon dootu ñëwati kon loolu aussi pour gën a gàttal yoon yi la. ci nag def promotion destination touristique bu Sénégal ministère du tourisme ak itam ministère de la culture xaatimoon nañu ab convention ci Fatick nag lañ doon amal ab CRD wax mesures yi nga xam ne moom lañ fas yéene def ci convention boobule ba mën a fësal destination Sénégal Abdoulaye Diop moom mooy ministre de la culture et de la communication. ministère de la culture et de la communication am na ay produits yoo xam ne ay sites yoo xam ne war na ko mën a def à la disposition du tourisme pour mën a valoriser tourisme foog naa si loolu d'accord nañu si xool tourisme régional bu am fii lan lañ mën a def ñun suñu ñaari équipe yi. beneen décision boo xam ne nag ñoom jël nañ ko ci CRD bu ni mel hôtel de Foundiougne bi nga xam ne dafa tëj ay at yu bëri ngi nii daañu fexe ñu ubbiwaat ko Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata Goudiaby dem ba Ziguinchor wax lu soxal njàng mi ak résultat yu bon yeeg yi ñu fay nemmeeku ñi seq njàng mi nag doon ko càmbar ne nag bokk na ci li nga xamante ne daal mooy jàngalekat yi seen wàllum tàggat ci série scientifique yi naka doon tam ñi jiite l'école yi seen i taxawaay leeraleeg Lamine Ba. ay at a ngi nii académie bu Ziguinchor mënul fexe ba am 30% ci taux de réussite ci li nga xam ne moo di baccalauréat bi lee def nañu ab liggéey xayma ngir xam lan moo indi yooyu jafe-jafe jëm ci wàllu résultat yi Siaka Goudiaby di inspecteur d'académie bi moo ngi lim yenn ci ay jafe-jafe yi nga xam ne moom la njort ne moo waral résultat yi mënul fexe ba baax. ay kumpa ay kankuran ay lutte traditionnelle ay bëre loolu yëpp tax na enseignement bi du mun dox normal parce que élèves yi du ñu respecter 50 horaires dañuy constater que am na ay bivalents yoo xam ne dañuy enseigner ci lycée yi te normalement professeur boo xam ne bivalent en général ñooñu am na niveau bac la ñu am mais bu ñuy continuer ci di servir ci lycée yi day indi problème yeneen problème mooy que souvent enseignants yu bëre seen niveau maîtrise évaluation principe ak procédure évaluation bi lu ñu ne évaluer nat élèves yi maîtriser wu ñu leen moo tax dañu ne loolu tamit mën na bokk ci raison yoo xam ne suñu résultat yi day wàcc. li des ci liggéey bi nag mooy soppi doxalin ba nga xam ne résultat yi danañ tane li nga xam ne moom lañ nemmeeku at yi yëpp. ci wàllu woowu sax amal nañ ci ndaje bu yaa ñu woo ci nag ñëpp ñi nga xam ne dugal nañ seen loxo ci li jëm ci wàllu njàng meeg njàngale mi ci waxtaan yi nag li nga xam ne nag jàpp nañ ko mooy nañu fexe ba weccante xalaat ngir saafara jafe-jafe yooyu nga xam ne nag nemmeeku nañ ko ci li jëm ci wàllu résultat scolaire yi de. rencontre bi dafa ñu war a permettre ñu def bilan année scolaire bi ñu xam lan moo tax suñu résultat yi du baax cause yoo xam ne ñu tax suñu résultat baaxuñu ci examen scolaire yi surtout bac bi. am na ñeneen ñi nga xam ne sàkku nañ ñu fexe ba li nga xam ne nag moo di activité ñuy amal mu jëm ci wàllu yàq année scolaire bi ñu teel ko arrêté ba nga xam ne li ñu dénk ci waxtu ci wàllu njàng mi dañ ci mën a jot Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. RFM bitim réew xibaaru bitim réew dañ koy door ak Guinée Conakry yi nga xam te ne yëngu na fan yi démb ñu waroon amal atte bu juróom-benn nit ñu bokk ci FNDC Front National pour la défense de la constitution waaye suba la ñuy dooraat atte bi gannaaw biñ ko tàmbalee démb juróom-benn nit ñooñu nag nga xam te ne dañu bokk ci kuréel gu taxaw ngir bañ ñu soppi constitution ba ñoom nag li leen di toppee mooy jéem a yëkkati fitna foofa ci réew ma FNDC nag dafa woote woon ci ay manifester ngir bañ benn coppite ci sartu réew ma ndaxte dañoo njort ne président Alpha Condé daf bëgg a soppi constitution bi ngir mën a laaj ñetteelu mandat beneen Guinée bi ko sorewul dara di Guinée Bissau foofu nag xam nañu ñi war a jongante ci élection présidentielle bi ñu jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weer novembre bi ñu dëkkmal toll ne nag ci fukki ñett ak ñeent ñu ci war a bokk démb la Cour suprême ba daal di fësal liste bi noo amankali pour bañ a am ay jafe-jafe service bu migration ak frontière bu Guinée Bissau moom dafa ñaar bépp du élément boobu kon ñuy jégalu mu jëm ci nag liste ñu war a bokk ci élection yi foofa ca Guinée Bissau ñu toll nag ci fukk ak ñaar yoo xam te ne ñoom ñoo war a jongante dañu si dellu si ca Maroc journaliste bi di Adjar Raysouni moom nag daal dinay am njégalu buur ba Mohamed VI moo ko jégal nag démb moom nag ñu daanoon ko atukas yu mu war a tëdd ndaxte neneen dafa def loo xam te ne daal dëppoowul ak diine foofa ca réew ma leeral yeeg Xaadim Mbay. Adjar Raysouni bàyyi nañu ko gannaaw ba ñu ko tegee woon loxo benn atu kaso boo xam ni da ko waroon tëdd moom nag dañoo jàpp ni dafa seq ak koo xam ne du borom këram waaye te itam ci gannaaw loolee bu bëggoon a avorté bàyyi gi ni ko bàyyi nag nekk na loo xam ni lu neex loolu Salahidine Lamazi moom mi nga xam ne xeexal ak yelleefu doomu aadama. Aujourd'hui on est heureux que ça se termine. tey dañu kontaan ndi mbir mu mujjee jamono ji ndax dafay tax rek ñu won gannaaw nag dossier boobu dossier bala boo xam ne dafa gàkkal
taaru réew mi dafa gàkkal ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci dugal seen loxo ñoom ñëpp. Malheureux pour l'image du pays, malheureux pour ces personnes qui étaient impliquées, malheureux pour tout le monde. bàyyi gi nag buur bi nga xam ni moom moo joxe grâce bi mi ngi sukkandiku ci ni ñoom ñaar maanaam Hajar ak ki nga xam ni moo ko doon waaj a takk war nañoo mën a fexe bu ëllëgee ñu daal di def li nga xam ni moo di fonder famille waaye ki nga xam ni moom moo jiite réseau marocain des journalistes de migration mi ngi xam ne ni xeexal ngir rek jigéen ñi Maroc seen droit ñu gën ko respecté tey jii le combat bi di door. Faudrait qu'on puisse aller un peu plus loin. xeex bi dafay wéy dinañu dem fu gën a sori ndax faw askan wi nag ci seen wàllu bopp mën a wax ci mbir mu mel nii. lu ni mel nag ki nga xam ni moo docteur Aziz Arazi di firndeel lu ni mel moom nag moo jiite association marocaine des droits humains. La libération de Hajar, ça veut pas dire la fin du dossier, c'est-à-dire parce que. donte bàyyi nañu taskatu xibaar yi waaye loolu nag terewul ñu wéyal suñu xeex bi ndax dossier bi moom mënuñ ko fàtte noonu xam nga waru leen fàtte ne moom mi dañ ko buntu xatal loolu nag day tax nag ñun ñii ñu gën a fësal xeex bi am na yeneen dossier yoo xam ne war nañ ci wax mooy fexe rek liberté d'expression ñu mën ko nemeeku fii ci Maroc am na yeneen dossier kon dinañ ci waxaat. Donc il y a pas mal de dossiers qui ont été ouverts par l'arrestation de Hajar, Xadim Mbaye ñuy jégal ko ni élément bi daggee dellu si ci élément bi ni noonu wax sànq ca Guinée Bissau foofu nag Cour suprême daal nay fësal liste fukki nit ak ñaar yi war a bokk ci élection présidentielle yi am ci weer novembre bi ñu dëkkmal nu amankali ci candidat ñoo xamante ne ñoom la Cour suprême de justice nangu ñu mën a nekk candidat ci ñooñu mu ngi bokk Domingos Simões Pereira xamante ni parti africain pour l'indépendance de la Guinée di Cap Vert PAIGC nekk ci nguur gi moo koy jàppale Moutarou Intaye Diaby kooku candidat indépendant la Bassirou Dia mu ngi bokk ci parti bu ñu ne Front patriotique du salut national Vicente Fernandes bu parti de la convergence démocratique PCD Antonio Afonso Tede bu parti républicain pour l'indépendance et le développement PRID Gabriel Fernandes bu parti social démocratique unifié épouse de Nounou Gomes Nabian bu parti Assemblée du peuple uni parti démocratique pour PDGB Carlos Gomes Junior candidat indépendant Yaya Diallo bu parti de la nouvelle démocratie PND Idrissa Diallo bu parti de l'unité nationale pour José Maria Vaz ko xamante ni mooy président de la république xamante ni mandat jeex kooku candidat indépendant la ak Oumar Sissoko Embalo ku bokk ci parti bu ñu ne mouvement pour l'alternance démocratique madame G15 premier tour bu élection présidentielle fii ci Guinée Bissau boobu dañ ko war a def ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weer novembre bu war a ñëw su fekkente ni deuxième tour day am dañ ko war a def ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer décembre ci atum bu ñu nekk nii Nouakchott Bissau RFM. no mankali xibaaru bitim réew dañ koy daanele ak Togo foofu nag ki nga xam te ne moo jiite étudiant yi di Foli Satchivi bàyyi nañ ko moom njiitu réew moom moo ko may njéggal nag démb étudiant boobu nag ñu tëjoon ko kaso boobaak léegi ëpp na at ndaxte dañ doon wax dafa bëgg a yëkkati fitna ca réew moo taxoon ñu daal di woon koy jàpp. RFM Sport. yegsi ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Youssouf Bodian Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay El Hadj Diogu di ñu dooree ko ak judo ak Anna Siga Faye mi nga xamante ne kon tey lay jongante ci championnat du monde junior yi am ca Marrakech ca Maroc moom mi nga xamante ni kon mooy championne d'Afrique en titre ci catégorie am moins de 63 kilogrammes nekk tamit première mondiale ci classement bi ci ranking bi nga xamante ni kon moom moo concerné junior yi moins de 63 kilogrammes ci jigéen ñi moom su fekkee ne yàlla may nañ ko ci ndam mu am médaille d'or mun na qualifier ci Jeux olympiques 2020 kon nañ topp kon moom wàccam tatam yi tey. football ak équipe nationale U17 maanaam gune yi nga xamante ne fukki at ak juróom-ñaar lañ am wala lu yées équipe bu Sénégal le 14 ba léegi mu ngi fële ca Brésil di waajal kon coupe du monde bi démb nag fédération bi génne ab communiqué pour wax ni benn joueur Sénégal jàppuñu ko ci wàllum test IRM mooy test yooyu ñu nga xamante ni moom la ñuy def ngir mën a dëggal atu joueurs yi laata kon ñuy dem bokk ci compétition ndaw ñi. moom nee na kon ci fédération bi ci communiqué am ñoom ñoo defal seen bopp ay test fii ci Sénégal ci ay présélection bi ñu defoon ngir xool joueurs yi ñu jël ndax kon seen at méngoo na ak li nga xamante ne kon moom la ñu wax ba tax na kon am na joueurs yoo xamante ni dañoo gis ni ak at yi méngoowul ba ñu wàññi leen ci liste boobule laata ñuy dem ca Brésil ñu xam leen ni waa FIFA sax ñoom test yooyu ñuy def
diggante le 22 ak le 24 lañ koy def foofu ca Brésil laata compétition bi di door kon week-end bi di ñëw di le 26 di samedi. ca Europe ak Ligue 1 bu France xibaar bi neexul ci waa Sénégal Idrissa Gana Gueye dina toog lu mat fukki fan du jouer milieu de terrain sénégalais bi nekk ca Paris Saint-Germain amee gaañu ci tànk bi Idrissa Gana Gueye koy jàpp nañ ni match bi war a dox diggante PSG ak Nice ci wàllum Ligue 1 ajuma du ci bokk dina rate tamit match bi PSG war a amal kon semaine bi di ñëw ca Belgique seen digganteeg FC Bruges bu Krépin Diatta ak Mbaye Diagne ci wàllum Ligue des Champions 3e journée bi Idrissa Gana Gueye kon mun na am tamit mu raté lii di match bi war a dox seen digganteeg Marseille di classique bu France. tournoi UFOA la ñuy waxtaanee zone UFOA plutôt ak njiit bu bees bi di Antonio Soare nekk tamit président fédération guinéenne bu football moom nag mbébétam mooy fexe ba taxawal ab ligue ouest africaine des champions su ko defee sunu club yi mën a am ay match yu bëri mën a jongante ak club yi nga xamante ne ñoo nekk ci yeneen zone yi moom président bu bees bu UFOA Soda Thiam daje na ak moom démb. gannaaw ba mu rafetloo liggéey ba nga xamante ni ka mu wuutu moom la def njiital UFOA bu bees bi di Mamadou Antonio Souaré nag xamal nañu ne bëgg na gën a fësal footballu zone gi mu jiite. En mettant des compétitions qui sont pas en place aujourd'hui, en prenant un peu l'exemple en Afrique du Nord, ils ont beaucoup de compétitions, y compris la Ligue arabe. Et en Afrique australe, ils ont la compétition des interclubs. Nous devons rendre notre zone beaucoup plus joueuse et nous avons aussi dans le programme de créer le championnat jeune de la sous-région, c'est-à-dire des moins de 15 ans. ñu tabb ko ngir ñeenti at Mamadou Antonio Souaré biral ni balaa ñaari at yu njëkk mandaam di jeex bëgg na taxawal structure yépp naka noonu compétition yi war a am yépp loolee nag ngir gën a méngale équipe bu zone am ak yeneen équipe yu féete ci Afrique australe ak Afrique du Nord. Le plus souvent quand nous sommes en compétition intercaf, nous rencontrons les équipes de l'Afrique australe ou l'Afrique du Nord. Ça prouve que ces gens sont, les athlètes sont déjà en jambes et que en Afrique de l'Ouest, la plupart de nos pays ne sont même pas en championnat. kii nga xam ne moom moo wutu maître Augustin Senghor nag xamal nañu ne itam bëggul dëkk yi nekk ci zone am yam képp ci coupe CAF ak Ligue des champions. Ça permettra à nos techniciens, ça permettra à nos pays d'avoir des équipes concurrentes, des équipes en jambes. Et ça nous permettra de relever le niveau de nos compétitions. gannaaw loolu yëpp nag xamal nañu itam ni dina créer benn banque de données boo xamante ni daan ci gis joueuru catégorie équipe nationale yëpp naka noonu itam club yi Mamadou Antonio Souaré biral itam ni daañu defar licence commune ngir joueur yi nekk ci zone ouest A yëpp. Soda kon président zone UFOA A bi nee na bokk na ci lu ko gën a yitteel maanaam. fexe ba mu am championnat ci jigéen ñi ci kon wàllum zone ouest A bi su ko defee suñu jigéen ñi kon daal di am ñoom it compétition mun a jongante ak ñeneen ñi rajo bi. jaajëf Youssouf. ak RFM kumpa jeex na. pàcc bu mujj ci xibaar yi tey jii di njàngat li chronique Abdoulaye Ndiaye ni mu koy defee alxamis bu nekk tey nag mu jagleel ko màggal gi taarixu màggal gi ak taxawaay Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ñu déglu ci Abdoulaye Ndiaye. màggalu Touba bés buy feeñal liggéey bu nitu yàlla ki liggéeyal boromam feeñal cofeelam jëme ko ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba jële ci ay njariñ doon njariñ yuy law ba ñëpp mën cee xaj. loolu it moo tax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ci dëkkam bii di Touba xam le ne bésam bii saa yu del seetee képp koo xam ne ki mbégam sa mbég la na nga ko ci ñaanale yàlla ngir xéewal ak njariñ yi ci nekk bari na bariwaay yu kenn mënta xayma yu dema dem ba moom ci boppam jëmmi boppam ji rek dafa mel ni doyatu ko ci ngir nga sante ko boromam mu woo ci ñëpp. loolu it moo mës di am fii ci Touba ndax ginnaaw bu jumaay Touba ji jàllee cib liggéey bokk na ci yi nga xam ne yi ay tegtal yu sëñ Touba joxe woon la muy bésam bii di bésul màggalu Touba. loolu it doon na li nga xam ne lii ñu ko fi wóotu ginnaawam loolu la ñu doxal ni ko dale ci ay doomam ba ay sëtam yi nga xam ne ñi toog nañu ci palaasam. dëkk bi Touba bi ma koy sos mu bokk ci xarnu yee weesu doon na dëkk boo xam ne bii li ko ci ñor ci bésu màggalam bi mooy delloowaat ko ci ak jaamu yàlla ak sant moo tax alxuraanul karim ak jàng xaside yi doon loo xam ne li mooy li ci gën a màndargu bu loolu jàllee xéewal li ñu jëmee ci ñiy ñëw ci bésam bi di ñëw ci dëkkam bi
muy li ñu tuddee berne gi ñaar yi mën a ànd ndax yépp bu mu ci mën a doon sant sa borom lay doon. war nañoo mën a xamle ne fi mu ne bésub màggalu Tuubaa gi ci ni jamonoy doxe doon na ba tolloog loo xam ne lii dafa am jariñ yu bari muy indi maanaam ci li ñu war a tudde koom-koom boobu bokk na ci njaay meeg njëndante mi ci li nga xam ne lii fii lañ koy defaree ci réew mbaa muy jógee bitim réew ak yeneen yi nga xam moom la ñu tuddee ay échange ak offre de service yi loolu bokk ci loo xam ne lii day ñoŋal koom-koomu Sénégal maanaam économie mi war nañ ci yokk nag di xelu jëmee ci li nga xamee ne lii doon na liy tax dëkku tubaab bi mën a fexe ba féete kaw ci li jëm ci équipement en infrastructure te ñu fexe ba am solution bu féetale boor ndox mi ñuy soxla ak assainissement bi ndax Touba kat da di dëkk boo xam ne bii dundin wi maanaam li tuddee taux de croissance démographique def di loo xam ne lii lu fi gaaw la bu ko defee nag war nañoo dëppale doxin woowu ak liñ fiy soxla loo xam ne lii dana gën a ñoŋal aji ñiy dëkk ci dëkk bi muy loo xam ne lii danañ ci nangu jëf ak yéene ak taxawaay boo xam ne bii taalibe yi am nañ ko ci ginnaaw xalif général bi waaye ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi it am nañ ci cër boo xam ne bi war nañ koo doxal ngir ga loolu lépp mën a sotti